mbokk yi kon ñu ngi leen di nuyu ñu ngi wàcc suñu émission bi nga xamee ne moo di jano bi tey nag ñu dalal fii Serigne Mboup bu CCBM gannaaw ba nga xamee ne même sax bu du woon jëmmam ji fan yi nu génn yëpp gis ngeen ci journaux yi chambre de commerce yi wàllu économie bi yëpp bëgg nañ ci waxtaane ak itam réew mi fi mu toll ci ñi nga xam ne ñoo di patronat bi marché yi ngeen dégg ñuy lakk ak yu demee noonu waa UNACOIS loolu lépp daal ak lu jëm rek ci secteur boobu yëpp tey moo tax ñu waxool fii kii nga xam ne moo di Serigne Serigne ñu ngi lay nuyu. maa ngi leen nuyu Maodo di la ziar. di ziar Sénégal yëpp di leen baalu àq ci weer bu bees yi. ndax yaakaar naa tey dimanche. ci mooy ñaareelu fan ci weeru. tamxarit. di ziar ñëpp di ñaan ñi tëdd yàlla yëkkati leen. ci di tamit di massawu nit ci mbas mi. d'accord Serigne yéen da ngeen di ku leen tudd fokk mu tudd mbirum njënd ak njaay. te jamono yi ñu toll Kaolack sax lay tàmbalee mais am na yeneen marché yu ko def waaw léegi lu xew te léegi gis nañ fa gouverneur bi wala préfet mu dem na léegi marché yi ñu war a nekk ci norme ba Sénégal di Sénégal ba léegi toll romb gu leen fu naan norme yi il faut naa nga marché central bu toll ne Kaolack amuñu lu wax bàyyi ba mu tàkk ñu naan dafa war a nekk ci ay norme ana fu gaa yi newoon. waaw xam nga loolu moom boo ñu ko waxee dañ ciy sawar a wax ndax commerce Sénégal dañ ko xaw a négligé mais commerce moo nekk ci commencement ak lépp ndax lii ngay def sax seen rajo bi commerce la. oui bien sûr. marché Kaolack 1932 lañ ko tabax. ci Sénégal mooy place bi nga xam ne dañ ko tabax defar ko marché soo gisee marché ngay dem yépp xanaa bu dul marché Ocass te loolu lu ndaw la woon mais bu dul loolu ay Sandaga yépp du marché dañ ko fekk si. mais marché Kaolack lañ ko tabax pour marché nga gis ko. marché ko tax a jóg. marché ko tax a jóg soo xoolee espace la boo xam ni war na mat lu mat bon parce que jege na lu mat 20 hectares mais dañ ko def pour marché. mu am ay mbaaru fëgg jaay mbaaru wuudee mbaaru yëpp loolu. kon tey jii yàgg naa lakk marché Kaolack. waaw c'est pas la première fois. lakk gi ci gën a métti mooy 2012 ba mu lakkee. ñun dañoo ànd ak Madiaye na maire ba ñu dem ñu teg un programme boo xam ne nii ca lañ fexe ba ñu lakkle woon am nañ tuuti luñ jariñoo ndax ñépp a ci jàppoon lakk gii nag bi mu amee te temps boobu waxoon nañ leen ne lakk moom marché bi xam nga li may wax rek alxuraan li muy wax rek afalaa yarawna annahum yuftanuuna fi kulli aamin marratan aw marratayni summa laa yatuubuuna wala hum yazakkaruuna waaw loolu alxuraan moom nee na gisu leen ne yéen chaque année moom ma fitnaa leen benn yoon ñaari yoon te du ngeen ci ressaisir kon Sénégal du Kaolack rek Kaolack day mi ngi lakk Louga ngi lakk yépp ngi lakk parce que norme yi la léegi nag norme yi respecté wuñ ko léegi nag loolu dafa nekkul ci ñi yor marché yi dafa nekkul ci commerçant yi dafa nekk ci collectivité locale yi ñooy gérer marché bi kon man tey damaa jàpp ne lu xew ci marché bi lu yàqu-yàqu yu ci am ñàkk norme ñàkk def yépp ñoom la ñoom nag ñoo waroon a fexe loolu mu régler suñ ko mën ñu jox ko privé yi ndax ñun kat defal nañuy marché yoo xam ne ni waxuñ ne du lakk de waaye bu lakkee tamit yàlla na yeex waaye du sori dana yem ci benn place Touba Sandaga ñun bañ koy defar 98 lañ ko defar tey Touba Sandaga daanaka la fa nekk toll na nekkoon Sandaga dañ ko xamul da nga ko gis bâtiment bi noonu rek mais boo fu duggoon yaakaar naa ñàkkul dugg nga fa boo demee man ci Kaolack gi ba nekk cœur de ville de Kaolack defar nañ ko ba nga xam ne nii amul benn jafe-jafe kon nag damaa yaakaar ne état bi na ñaax collectivité locale yi ñu toppatoo marché yi ndax marché yi moo leen di indi recette. d'accord mais ci marché yooyu dafa am ay organisme yoo xam ne ñaare ñoom ñuy séq marché yi te loolu ku ko tudd am na ay organisme lu mel ne UNACOIS amoon na sax geste am na ñu ko jiitu woon ak yeneen ñooñu moom daanaka doo leen dégg ci dara am na sax ñu leen di attaqué naan seen intérêt bopp dong nga leen tax a jóg wala bu dara jógee rek nga leen dégg ñu wax. waaw Maodo xam nga loolu wax naa ko fi waxaat ko fi bëgguma ci delluwaat. déedéet wax naa ko ci xam nga débat boobu kuy déglu rek xam nga li ma ciy xalaat waxuma ne UNACOIS wala GES wala ku nangam organisation bon nañ waaye xam nga su fekkee ay nit dañ faa toog ne duñ fa jógee xam nga dara moom bu amul changement rek du sotti. c'est vrai loolu bu amul changement rek du sotti inna Allaaha laa yughayyiru maa bi qawmin hattaa yughayyiru maa bi anfusihim il faut que ñun ñuy soppi
suñ dul soppi rek du dem te loolu rek moo yàq loolu mais ñi ci ëpp responsabilité nag du UNACOIS du GES mooy maire yi nga xam ne ñoo yor marché yi ñoo ci ëpp responsabilité wax dëgg yàlla ñoo ci ëpp responsabilité. ndax ñoo la ñu fay jot yi. non ñoom moom marché yi ci seen autorité la nekk ku fa toog ñoom ñoo lay jox autorisation ku fa war a jóge ñoom ñoo lay jox du marché yi nekkul ci loxo commerçant yi nekkul ci loxo chambre loxo collectivité locale yi la kon nag su ma gisee collectivité locale toog marché lakk nga naan commerçant yi li ñuy def normalul da ngay wax yow li nga def normal parce que yow yaay kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun yow lañ jox ngay sàmm suñ ne lee sàmmal mi ngi mel ne gardien bi ñu jox fii ne ko gardeel nga toog ñu ñëw sàcc ba pare nga ne waxoon naa ne danañ fi sàcc déedéet da nga war a fexe ba nga fexe ba kenn du fa sàcc kon nag man de ba tey jii li may wax mooy collectivité locale ñoo responsable. d'accord mais Serigne chambre de commerce yi lu ci xew parce que bu dara xewul coow du am te coow am. waaw xam nga chambre de commerce yi coow li xew yëpp Dakar la. Dakar moo am coow Dakar képp moo am coow wax ma beneen chambre boo dégg coow xam nga mosoo toog fii nga ne la chambre de. kon léegi bu neexee ñu ne lu tax. Dakar dafa nekk capitale d'abord. Dakar moo yor budget bu mag. oui budget bu mat 2 milliards. 2 milliards yooyu nag li ci waroon suñ ko doon jël di ko doxale li tax ñu jox leen ko mooy ñu jàppale opérateur économique yi di ko investir ci ay infrastructure yu baax kon kenn du leen wax dara waaye dafa am ñoo xam ne liggéeyatuñ demuñ toppatoo seen liggéey jël chambre bi def ko métier ña nga fa gis yépp ci bureau bi amul kenn kuñ la mën a wax ne lii mooy activité am renommé waxuma ne amuñ activité taaba mais activité boo xam ne nii mérité na nga war fa toog activité boo xam ne nii dana tax yow sa activité ngay gën a toppatoo ci chambre bi looloo tax coow li bari ñaareel ba mu nekk chambre boo xam ne tamit du respecter réglementation bi. ah bon du respecter dara waaw. mais kon ana kilifa ga ndax loolu am na lu ko war a joyanti. waaw kilifa yooyu loolu lañ manqué. loolu wax nañ ko ba tey loolu lañ manqué mooy kilifa gi tey bu fekkoon kilifa gi xool na ñoom li décret bi bind mu jaarale ko yoon ci wàllu gestion mu jaarale ko ci yoon seen comportement kon coow du am waaye nag xam nga aw nit moom buñ bokkee dara su justice amee rek jàmm na ñooy waaye su justice amul ci coow la dëkk kon man damaa jàpp tamit foofu suñ ministre tutelle mooy ki nga xam ne nii daanaka mooy responsable coow la fa nekk ndax amul benn coow buñ mënta régler administrativement. mooy ministre bi wala mooy Aminata Assome Diatta moom. non du moom rek yàgg na ministre du commerce. ministère bi yëpp. waaw dama ne la ministère bi yëpp du moom directement boo ko joxoñee baaraam rek day xëy na tey jii lu tax ñu tudd ko moom daf ci dugg publiquement wax ne président tel moo légitime te moom. est-ce que am na droit boobu. amu ci droit parce que suñ demee élection. moom mën na wax ne élection yi wax dëgg yàlla ñun fi ñu yaakaaru ne fa lañ koy jaari fa lañ ko jaarale ba génne nañ résultat diwa gañe yam foofu waaye ku dem contesté ko tribunal day bàyyi tribunal décider. c'est clair waaye moom bu toogee ne diwa légitime foofu rek laa xool ne ñàkk xam moo ko dugal ci loolu. waaw waaye nag am na droit wax ne moom en tant que ministre en tant que gouverneur ci lim waroon a def na ko voilà mi ngi mel ne commission électorale bi organiser élection bu organiser ba ne diw a gagné pare na ci waaye bu fekkee ñooñu dañ koo jël yóbbu ko tribunal ñu di ko àtte yow président commission bi nga taxaw fële ne diw a gagné moo gagné leer na jeex na xam nga da ngay indi problème ndax loi bi moo may kooku pour mu yóbbu ko. d'accord mais loolu te ma waaw loi bi ko may loolu waaye amul sañ-sañu daal ne diw moom moo légal wala légalu. déedéet moom organiser la man mu gis li gis ci papier mu gagné su yemoon ci loolu kenn du ko tudd. ok léegi nag mu am leneen muy war nay mën a xool. ndax loo xam ni sax man concerné wu ma. waaye d'une manière que man maay président de l'union. dama ciy maanu ndax man ci ñi doon xeex pour assemblée générale bi réunir ci laa bokk ndax dañoo njëkk a jël réunion de bureau 11 personnes fal benn président ma ne leen lii baaxul texte yi waxul loolu te ministère d'accordoon na ci. ndax oui loolu moo lay wax leen ne d'accordoon na ci ba gars yi toog 11 personnes fal président
ba président bi ñëw ne def passation de service président ba mu fa fekkoon bind ma ne ma li ñu bëgg a def jaadoowul ma bind ministre bind ñëpp ne leen li ñu bëgg a def baaxul loi bi waxul loolu loi nee na assemblée générale mu baax kon man contesté wu ma l'existence de l'assemblée générale contesté wu ma ko. sama yoon nekku ci loolu yow. sama yoon newu ci kooku dafa am contentieux bu ko jiitu boo xam 2010 boo xam ne boobu sax man nekk gu ma président dafa am koo xam ne nii moo contesté woon ne assemblée bii toog baaxul mu yóbbu ko tribunal. oui man waaw. ci ay waxam yow fàtte nga ko ci ay waxam ak document yi mu jox tribunal jox ko dëgg ne ko lii nañ ko dindi loolu nag dañ ne bu amee 3 mois après ministère bi dafa war a organiser élection yu beesaat. waaye ministère defu ko xam nga moo yokk problème bi boobu sax du asom du ministère u Macky Sall yi sax boobu ci temps Ablaye Wade la pour ma wax dëgg. ministère bi ko waroon def bañ koy def 2010 ci temps Ablaye Wade la mais defuñ ko. léegi nag loolu moo yóbbu xel ñu ne lan moo nekk relation chambre de commerce Dakar ak ministère bi ndax ministère du ministre bi dafa am ay techniciens yu fa nekk. bien sûr bien sûr te ministre bi tamit léeg-léeg ñu induire ko en erreur dikk ne ko lii la demee fekk demewul noonu kon nag ñun dañoo jàpp ne dafa am genre nit ñuy pasaree xaalis boobu dañu jàpp ne dafa am ñu nekk ci biir ñoo xam ne ni dañ caa bokk. ba nga xam ne ni lépp lu laal Dakar rek ñoom ñooy wëlbatiku fexe ba loolu di jàll ndax mënuñ ko réussir ci temps 2010 réussir ko ci ministre bi fi jóge Alioune Sall réussir ko ci Assome Diatta bi ñëwaat kon man damaa jàpp ne dama toogaat ba xool ba nga xam ne ci Dakar daal am na lu ci nekk loo xam ne nii ministère yi de commerce ni muy toppatoo chambre de Dakar ak ni mu ko favoritisme. ni mu ko bàyyee xel. favoritisme wala ragal sax mën naa am ragal sax ndax am na loo xam ne nii ci kanam tuuti bu ma la ko expliquer ci yoon bi ma jaaroon yoon la wuñ mënoon a régler te coow du am bu mën a am mooy lan mooy man dañ maa jox union des chambres de commerce en 2016. yow kuy waxal yàlla xam nga ne avant 2016 kenn daawul dégg union kenn xamu ko. amul woon oui. amoon na union 2002 la am. waaw li mu doon mu doon nelaw. mooy ki yoroon Dakar moo yoroon union. te jël def ci Dakar mooy gën a yomb ndax Dakar ak moomeelam la union nag li may wax ci union yëpp 14 président ko bokk xam nga loo xam da nga ko bokk ak Moustapha Cissé Lo bokk ak ñoom Maodo Sarr bokk ak ñoom ñëpp ñooñu ay njaacaar lañ koy yow mënoo leen na kon man tey bu ñu ma doon jox benn faveur ne ma dugal ko ci union wala dugal ko Dakar dugal ko Kaolack te naruma ci lu ci jub dugal ko Kaolack la moo gën a yomb ci man. du dëgg ah biñ ma ko joxee ma xool texte yi ma ne texte yi nag. méngoowul parce que le texte yi dafa wax ne chambre yëpp sont membres d'office mooy par force kenn mënu leen ci génne. yow mënoo leen a génne ñoom mënuñoo génn. beneen bi mu ne lépp loo xam ne dafa nekk intérêt national ñëpp bokk. union moo ko war a gérer. oui. pour ñëpp mën ko séddoo. bu dee ay poste conseil d'administration boo xam ne structure boobu intérêt national la mooy ñëpp ko bokk Sénégal yëpp ko bokk union moo ko war a gérer. pour tànn ka fa war a dem mu nem nekkal fenn mën naa am kañ fa tànn mën na nekk nitu Dakar ndax Ablaye Sow mii di wax tey soo demee Trade Point moo fa toogal union. ok moo fa toogal union kon buy wax ne génn union xam nga bu Trade Point amoon réunion bu fa demee turu union la mën a waxee mënut a waxee turu Dakar léegi bi loolu amee ñoom waa Dakar d'accord wuñ ci ba indi fi coow loolu ay réforme boobu nag laa jëloon sama courage. ma ne daal defar ko Dakar moo ñuy sonal man damay ndegam Sénégal ñun ñëpp ko bokk damay bàyyi Kaolack ñëw Dakar. temps boobu sax am na ñuy wax lu tax bàyyi woo Kaolack dem Louga waaw ma ñëw Dakar ndax jàmbur mooy sama cosaanu. xam naa loolu mooy sama cosaanu maam waaye nag man Kaolack laa juddu te juddu dafa am solo ci nit. voilà léegi man bi ma defee loolu ñu war a dem élection gars yi xam ne dañuy ñàkk élection yi ñu yàq affaire yi ba élection amul. kon tey jii ba léegi damay dellu si waat si ministère du commerce. tey buñ dikkoon 2010 ñu régler problème boobu 2016 ñu am élection 2021 dafa war a am élection kon man mii warutuma présenté wu waaye le fait que comme li ñuy wax ci ay troisième mandat ki deuxième mandat rek dañu changer réforme yi président yi toogoon yëpp kenn ku ne nga naan damay présenté waat parce que loi bu bees la. waaw li am ci kii li ñuy coow am na de parce que loi bi bu ñu ko changé wul woon 2017. kon tey ñu nag ñoom Moustapha Cissé Lo ñu ngi dégg ñëpp kenn waratuñu nekk président chambre de commerce waaye ñoom ñoo dem changé ko
ñoom waxuma ñun président yi ñoom patronat bi nekk Dakar ñoo ko changé. ok voilà léegi nag bi ñu demee tuuti yàlla def Lamine ñaa jóge fii yàlla na ko yàlla yërëm. ñoom tamit bureau bi ñu teg fi kenn ku ñuy wax Daouda Thiam légalul ni ñu ko defee légalul. baaxul ministre toog di ko seetaan pendant 3 ans dañ ne 3 mois rek la war a diire ñetti at ñu toog bureau bi toogaat bëgg a dàq Daouda Thiam teg fi keneen légalul boobu laan leen ne nag yéen da ngeen di créer ay contentieux parce que bu baree rek am na ko contesté mu dem tribunal ma ne non bii baaxul dañ ne bii baaxul nag lañ ma déglu bi yoon ñu ne nañ dem élection yàlla def ñu dem élection yu transparent yu normal bi ñuy def élection nag wax dëgg yàlla wut naa sama candidat wala am naa candidat ma jàppale te la ma ci jublu woon mooy kooku bu paree ñu nekk partenaire mën a liggéey te loolu la ma promettre woon loolu la ma wonoon. loolu ci maanaam ci coulisses yi loolu ngeen signé woon. non xam nga jëru signé maanaam d'accord ngi ci daal. xam nga jëru signé xam nga sax même bu ñu ci d'accordul. waaw texte yi man li ma koy laaj mi ngi ci texte yi c'est-à-dire tey. mais loolu yow na soo gañee ngeen ànd liggéey loolu mooy li indi woon te yaakaar na ne képp ku nekk élu chambre de commerce tey nga doon wote man loolu laa la wax la ma la doon wax mooy kii intéressé wu ma xam nga lu ma intéressé mooy chambre de commerce Dakar tegu ci yoon woo xam ne nii dana mën a ànd ak union bi liggéey pour intérêt secteur privé. oui parce que mënoo. yow nga am 2 milliards yoo xam ne la muy jariñ mooy tey boo ko dajale woon sax pendant 10 ans créé ci banque. wala boo fonctionné 500 millions yi 1 milliard 500 yi créé ci banque. sa moroomi président chambre de commerce yi nekk ci région yi sous région yi ay Mali yi yëpp am ay budget Burkina bii 12 milliards la am budget. te Dakar bu toppatoo woon 2 milliards yi di ko toppatoo tey dana fekk ma nga ci ay 20-30 milliards mais yooyu yëpp amul solo léegi nag waaye nag nit moom suy wut da nga koy bàyyi rek mu wut bi mu paree nag xëy na dafa dem àndaat ak ña ko doon xeex prétexte mooy woy ñii bu ma ànd ak yow ñoom dañ may créer problème. koo xam ne Ablaye. waaw xam nga ay Ablaye kat yaa ko xam nga xam nga sëriñ. waaw déggoo li ma la wax. Ablaye bu fa nekkee tey gannaaw yàlla yow yaa ko jàppale léegi kay nu ngeen def kay ba wëlbati ko woon. non déggoo li ma la wax xam nga man ba ma koy jàppale. dama amoon but. jàppale wu ma ko pour moom ci boppam dama ko jàppale pour mën a soppi. doxalin wi pour soppi doxalin wi. te loolu moom xam na ko ñi doon wax ñëpp kuy déglu tey te bokk ci élu chambre de commerce xam nga ne saa yu ndajee dama ne la. damaa bëgg soppi ko am ndax ñeneen candidats yi mooy leen dañoo nekk ay groupe de pression yu nekk seen gannaaw. ay patronat yoo xam ne wóor na ma ne bu ñu yoree chambre bi dafa am ñu leen di wax def leen ak bàyyi leen kon damaa bëgg kenn koo xam ni bokkul fenn équilibre na bu paree compétence am ak ñàkk compétence ak lii lay jaay ak lii lay jaay du woon problème. nañ ko jël ñu jàppale ko élu ya fa nekk 100 lañ su ubbee bunt bi ñu waxtaan. dañ ko mën a jàppale ndax chambre de commerce bu Dakar lan mooy am mooy 100 élus la mais xam nga chaque année benn yoon dañ leen di woo assemblée générale ñu wote budget ñu jox ko ne 65000 ñu taaj ko dem seen yoon pare nañ ci ba déwénati te loolu taxul mu taxaw ba ñuy tànn élu bu ne dañoo tànn sàmmkat bi nappkat bi lépp tànn ko journaliste sax mi ngi ci biir pour que mu am ay débat économique mu ëpp doole affaire sax budget débat économique comme assemblée ni nga koy dégg. waaw ndax assemblée budget assemblée ci boppam doo dégg coow doo ko dégg sax mosoo dégg ñu naan la budget assemblée mais chambre de commerce ci boppam dafa mel ne saa yu wootee rek pour woote budget la mais doo dégg ñu woote pour ay débat économique wala def dara léegi nag loolu moo indi coow li nag mënoon naa gaaw a jeex ndax biñ ko waxtaanee ci biiru néeg. man ak moom. sottiwul. ndax waxtaan nañ ko ci biir nekk. ndax sottiwul. waaw mais. parce que il paraît que da ngaa posé ay conditions. amu benn condition. xam nga journal bi moom xamul. waaw xam nga journal bi donc bon lii moom. xam nga journal bi moom dafa maa bett sax ndax li may wax Babacar Dione wax naa ko nee naa ko yow yaa ngi ne enquête ngay def. oui nee na yaa wut enquête mais li nga wax fii yëpp yow koo laaj man de xanaa soo daan enquête da ngay laaj kenn waaye laajuma de. dafa jékki-jékki bind papier teg la fa. waaw ku lire rek xam nga journal moom boo ko liree man je pense que bu woowoon waa ji mu waxal boppam. du ma am problème parce que man damaa jël décision ne damay communiquer alxuraan moo ñuy wax fata bayyanu su joxoon waa ji mu fay ko mu def communiqué de presse. du ma am problème ak moom waaye moom mu ne dafay dem enquête te boo liiree affaire bi dafa mel ne communiqué de presse. voilà loolu
rafetul nag ci jiw journaliste nee na nag naa ko yox droit de réponse dana ci tontu droit de réponse dana ko publier. waaw mais li ma gis article bi rek du article boo xam ne ni ku xam journalisme dëgg. boo ko liiree rek da nga xam ne article bi du enquête da nga dem. waaw léegi fi ñu toll mooy comme li ngay xam rek waxtaanu biir moo am waxtaanu biir bi demoon nañ ba am ci yaakaar ba mu dikk moom ne ma léegi jeex na li nga def. li nga bëgg danaa ko def man li ma bëgg xam nga lan la li Dakar jël te ñëpp bokk ko rek ñu teg ko ci table di waxtaane ko waxuma ñu seddoo ko de na woo 14 présidents yëpp ñu toog waxtaane ko bi ma waxee wax mënuma ci dara ma bind ko lettre wax ko ne ko rek léegi nañ toog pour ci loolu mu tontu ma ne ma d'accord na toog ci loolu waaye tontu ma dafa xaw a ñagas. ah bon waaw ma dem seeti ministre bi en personne wax ak moom leeral ko lépp ministre bi ne waaw dana ko toppatoo jégguma ko waxaatu ci dara waxaatuma ci dara li fi ñu ki waxaat daal waaw ñu toog ba mu yàgg ñun ñu doon def suñuy réforme mooy réforme yi ñu dem seeti ko di ko jébbal réforme yi moom sax moo ne waaw temps yi presse baa ngi coow nangam ak nangam wax nañ wax ci loolu ma ne ko man loolu waxoon naa la ko ëpp na 1-2 mois yaay ciy taxaw mu joxe ay propositions yu concret ne nañ gisee toog waxtaan moo ko proposé de mais ñu gis ne 2 fois waa Dakar nanguwuñ après nag ma ne ko mais le ministre sert à quoi soo demee ba nga xam ne yow boo nee Dakar ñëwul ñu waxtaan bu Dakar bañee mënoo ci dara mun da nekk léegi nag li fi sës mooy te baaxul ci moom ku ko gëm na ko baaxul tribunal lay dem. waaw bien sûr xam nga waxtaan li ma lay wax rek lenn mën a am ci chambre yi ñun ci suñ biir war nañoo mën a àtte suñ bopp ndax xel yu rafet war na ci am 14 présidents yoo xam ne ay kilifa lañ. suñ bañee ministre bi moo ko war a mën a arbitrer. oui ndax bu dikkoon ci benn ñu toog ñu réunir ci benn point ñu ne nañ voté. on est 14 7 yi ne fii 7 yi nekk ne fii man benn voix laay ëppalee. bu 10 yi nekkee fee man ma nekk fee kon ñooñu ñooy kon moom ci boppam su fekkee li muy àtte woo dëgg la kon yomb naa régler buñ bañee ñun ci ministre bi lañ mën a dem. bu ministre bi tamit tranché bu mënut a tranché tribunal mooy tranché parce que ki ngay waxoon ne kaa ñu waxtaan mu bañ boo yóbboo tribunal moom dana ko convoqué. c'est clair. su ko convoqué damaa ragal ne dana ko convoqué ministre bi. déet. day ñëw non ministère bi laa wax moom ministère bi. parce que ministère mooy ministre tutelle. waaw looloo tax ñu teg ko fi. waaye lu ngeen def ba ministère mënul leen dara. non war nañoo mënal dara waaye nag. non ci waxtaan la wax quoi mën na am. consent mais loolu lañ ko loolu mooy problème bi li ñu jaaxal kay mooy ministère mënal na chambre yi dara soo toogee ba ministre bi boppam taxaw ci Inde yi di défendre naan ab président il est bien élu. te affaire yi jeexagul woon bi mu koy wax. non jeex ma nga tribunal moom. non loolu man nee naa la loolu beneen pàcc la boo xam ne nii ñeneen a koy toppatoo du man te ñoo jiitu tuumaal nañ man ne man la ma ne leen waaw yéen magum jëmm mu yoroo ki noppam. lu ko waaye def loo daf ko neex lu ko waaye def loo daf ko neex nañ bàyyi nit def dara ñu naan diwa nekk ci gannaaw te kooku ba mu koy def ba muy commencé loolu ba muy yóbbu tribunal xaw ma. dafa dem mooy ci coobare boppam. te ñaareel ba ki ñu ko bëggee wax. man bi may jàppale Ablaye Sow mu fale moom jàppale woo ko woon. ah bon ba muy déposer recours bi di contester Inde laa nekk Ablaye Sow mi ci boppam moom ma yónnee ne ma waa ji déposé na recours soo ñëwee nga taxaw ci kon kooku xam na ne yebaluma ko. ok xam nga li bon mooy nga nekk magum jëm ba pare di tuuma xam nga soo woree ba pare nga wëlbatiku di tuuma yaakaar naa bàkkaar boobu. dana diis torop boo la yàlla fayee ndax yonent bi ne da'watul mazlum laa yuraddu walaw kaana kaafiran mooy ñaan ko ñu tooñ. mënoo tooñ nit ci pacte bu ngeen waxoon ci yéen ñaar su dul pacte sax mooy réglementation la ndax ci li ñuy liggéey ci li ñuy def lépp dañ ko bokk ndax li nga xam ne nii ñëpp ko bokk Dakar moomu ko moom rek région yi nga xam ne nii ils sont peine à avoir soo demoon Louga. ban infrastructure la am bu mën a gérer chambre. dara 28 millions la ko. falaa dëkk keneen amu ko ñetti chambre fi tane mooy Kaolack. Dakar non ak Ziguinchor. waaw ñett fi tane mais yeneen chambre man su doon Kaolack rek duma ko laaj dara
Kaolack man fexe naa ba am autonomie budgétaire mais man li may xeexal ndega maay président de l'union sama devoir mooy ma fexe ba yeneen chambre yi am ay ressources yoo xam ne dañ mën a jàppale opérateur économique. mais lii gouvernement bi da cee war a jàpp parce que loolu mooy objectif chambre yi. waaw mais gouvernement bi la ñuy liggéeyal xam nga li metti mooy ki ngay liggéeyal. ki ngay mais kuñ ko wax nga jaaxle gis nga ki ngay liggéeyal xam nga chambre lu ko tax a taxaw. chambre li ñu njëkk a wax mooy promotion opérateur économique bi. ministère du commerce lañ ko dénk. ñu ne ministre du commerce nag pour mu mën a def liggéeyam. il faut mu am chambre de commerce bien organisée. gis nga li ngay dégg fii ñu naan la mburu mi ni ñu koy séddalee ni ñu koy defeek nu ñuy jàppalee gars yi ñu bay seen mbay meek nu ñuy exporter yépp bu ñu organiser woon chambre yi ñoo koy def keneen du ko def ndax looloo leen fi tax a nekk. mais loolu doo leen ci dégg. kan ci. chambre yi doo leen ci ñi am kay ñu ngi ciy góorgóorlu bu baax. xam naa ne kon non xam nga li tax ñu ngi ciy góorgóorlu baax. xam nga communication bi bon. waaw communication bi moo des. dafay am président yu bari sax dañ may rapproché ne ma communication man leen la chambre xam nga lan la xam nga lan mooy doctrine chambre. informer former encadrer. ñett yooyu loolu voilà c'est bon. mooy informer. former encadrer. loolu mooy chambre mooy yow chambre boo amul capacité. mën a communiquer. parce que dégg naa ñuy wax naan moom nee na du wax day liggéey mais attends sa wax mooy liggéey alxuraan ay wax la. yonent bi ay hadis la waj sëñ Touba dafa indi ay bayit c'est-à-dire aujourd'hui nit ki boo jiite ay nit li nga ëpp li nga war a def ci sa temps mooy nga communiquer ak nit ñi di wax ak nit ñi di diisoo ak ñoom alxuraan yi soo dindee li Xaddaafi doon wax xul yi ci alxuraan daa bari xul yi da bari waaw kon léeg-léeg waaw mu ne xul yi ci alxuraan daa bari waxal rek ndegam yàlla lay wax yoon ti waxal rek waaw xoolal ba mu koy wax ne ko liggéeyal dana wax ko waamaloo dana ko wax xuli amaloo waxul amaloo fa sa yar la amalakum wa rasul wal mu'minun loolu yàlla sax mooy mutakallimu day yàlla mutakallim la yàlla tey takallim rek moo ñu wax ñu ngi bëgg wax rek di wax du bañ wax bi moo ñu booleeg moom amul leneen lu ñu mën a gis ci yàlla lu dul alxuraan ça c'est clair waaw kay kon nag man li may wax yow bu ma la déggee nga wax ni sëriñ dafa mel ne ku lay déglu danaan ministère bii ñu dénk wàllu commerce am na pété parce que lii moom dafa leer nañ bu fekkee lii la demee am na pété dañ ko waxte dee rek parce que non xam nga am na mais pété gi damay jàpp ne mais warut a far waru ko arranger parce que union des chambres de commerce mooy ki nga xam ne nii bu ministère bi di laaj loo xam ne intérêt général la union la war a laaj te ministre bi je pense que ministre de la république du Sénégal gépp la fi nekk bien sûr ñëpp kon tey ki mu war a laaj lu jëm ci chambre yi wala lu ko jaaxal loolu ñun la war a laaj kon waruñu woon a am différence gis-gis waruñu woon a am parce que ñun tit mooy suñu tital moo ñuy jàppale pour ñu mën a def liggéey bi pour moom mais peut-être xam nga ñàkk xam. ah peut-être ñàkk xam man am na ñàkk xam day indi lu bari ñàkk xam li mu waral bari na. da ngay gis nit nga ne nit kii dafa baaxul ndax xam nga soo diggee olof sax. ñu baal ma ci wax bi bon ñëmu maa wax boobu sax mais bàyyil ma wax olof dafa wax ne ñàkk xam li mu waral bari na. waaw loolu man damaa jàpp ne ñoom ñëpp li ñuy wax ñàkk xam la mais problème bu neex a régler la bu neex a régler man mënumaa te autorité parce que ñun li ñu yor xam nga bu doon CCBM sax. ñu ne mais yow nan nga mën a référé woo ci texte yi ba pare di am ba noppi président chambre bu Dakar mu leen a jubóo te texte yi ne fi. waaw mais parce que waxul xam nga tey débat bi. affaire texte la. mais dégg nga tey moom li muy wax waaw daf maa wax ma recruter secrétaire général. loolu la wax mais secrétaire général. moom mënu ko recruter. ministre moo la war a gën a xam loolu mën secrétaire général loi bi def ne da ngay tànn cabinet. cabinet bi dem def appel d'offre bu ëndee nga jox ko sa bureau jox ministre mooy def. yow yaa ko laaj secrétaire secrétaire non moom mooy nommé secrétaire man secrétaire général sama yoon ne wu ci bi mi nga xam ne nii moom dafa nekk nee na ma dafa bëgg secrétaire général ma jox ko ay tur ne ko boole leen ci te moom xam na leen mais moom kenn ko moo fa nekk secrétaire général ñi ma ko booleel kenn ko moo fa nekk secrétaire général kon bu dikkaatee tey naan dama ne ko may nommé secrétaire général kon moom. mais yow yaa koy laaj. dafa mel ne yow yaa doon laaj. mais lu may doyee secrétaire général. loolu pas yow mais yow yaa laaj pour am koo fa teg daal sa nit. wala non mais loolu man sama société yi ma yor. ka fa nekk. mënuma ko tànnal sax secrétaire parce que bu ma ko tànnalee rek mu am problème man délégation de gestion naa la dama ko xam tey dama la jox exemple. dama ne la li nga xam ne nii yow yoon mayuloo nga def ko
mais ku la ko laaj ne la def ko ne ko yoon mayu ma ko loolu moo gën a yomb li ma la wax ne la ay sos la ah waaye nag alxuraan dañ wax falaa tuti'il mukazzibiina waaw ay sos la beneen bi li ma dégg ci journal bu dee moo ko wax mu ne man dama ne ko dama faa bëgg bureau Maodo man Dakar am naa fi lu ma 12 bureau ah ma jox la Touba Sandaga bureau nga fa CCBM yi nekk Sénégal bari na fa moo tax sax damaa dem ba choisir au ma bureau sama ordinateur mooy sama bureau ma jox la exemple loo xam ne ni Kaolack xam Kaolack ma Kaolack aw ma fa bureau soo demee Kaolack ñu ne la bureau Serigne Mamoun li may wax ak Kaolack mooy dégg aw ma fa bureau parce que lu may doyee bureau foofu mais yow bu dégg wax dafa mel ne dafa am loo soxla waat ci chambre de commerce. soxla ma dara. waaw kon kay yow lu ci. non non yow bi nga jiite président bi man daal. non soxlawuma xam nga lan la li ñu wax dañ ko waxul déggoo li ma la wax. nee naa la fonds yi nga xam ne nii ca port bi lay jógee. mu mat 1,5 milliard. chambre yëpp bokk ko Dakar rek di ko consommer looloo coow li. mais loolu du yow bu fekkee. waaw loolu rek la looloo coow li yi wax yëpp bëgguñ ko wax. xaalis la boo xam ne nii chambre de Dakar. moo koy jël ci opérateur économique yi muy pont parce que yow mii sax yaa ngi koy fay képp koo xam ne yaa ngi lekk ceeb wala dara yaa ngi koy fay loolu dañ ko waroon a jël ndax ceeb bi ñuy indi wala conteneur yi ngi indi Dakar gépp la bokk chambre yépp ko bokk wala au moins ñu jël ko téye ko di ko def ay infrastructure yoo xam ne ñépp koy bokk di ko tabax ay gare gros porteur. mais loolu union bi da ko war a yëg te def joxe ci grain. waaw moom laa la wax loolu rek mooy coow li c'est-à-dire coow li su doon tey du loolu kon coow li ci Lamine Niang la njëkke kon bu muy wax naan dañoo am problème personnel. c'est-à-dire dafa am ñoo xam ne dañoo malhonnête mais coow lii 2016 la jógee ci Lamine Niang te 2016 ba mu jógee ci Lamine moom Ablaye Sow dafa ñëw nekk sama wet dikk ne ma li nga wax mooy dëgg. moo ànd ak man ci loolu waaw. ah looloo tax ma am yaakaar ci moom ba jàppale ko yaakaar ne kii lam ànd ak man ñetti at di ko wax ne jaaduwul danaa ko jàpp te li may wax ay nit da nga koy seede. pour ngeen mën a corriger lu bari. waaw pour ñu mën a corriger de son intérêt parce que xam nga li am solo Maodo. Dakar du Sénégal. déedéet loolu d'accord nañ ci. te gis nga Dakar bu loo dëkk Dakar da nga war a jàppale région yi pour Dakar mën a nooyi. waaw loolu ci politique gouvernement bi sax. waaw mais politique gouvernement mais doxalaguñ ko tey boo demee fii da ngay gis programme yi industriel yi da ngay dégg lépp mais doo dégg ci région yi dara. région yi la fa nekk kus néew ñu di ko def chambre yi ñoo koy def. dama ne la fa nekk kus néew. ñu di ko góorgóorlu. ci jàppale opérateur économique yi muy yéeg muy wàcc chambre yee ko fay def ak xanaa organisation yenn yi nga xam ne nii ña nga fa nekk di jàppalante ci seen biir. d'accord waaye loo xam ne nii turu état lay doxee. di jàppale opérateur économique yi boo demee ci Sénégal yépp à part Dakar chambre rek nga fay fekk. te loolu étude ANSD moo ko génne. étude ANSD moo ne. appui yi nga xam ne moo nekk ci Sénégal yépp nekk ci région yi nga baal mi sax xam nga bu ñu daan nekk ci région yi dafa mel ne Dakar du région dañoo dem ba jaxasoo ñun ci loolu. Dakar région la comme région yépp waaye dañ naan région yi. la capitale quand même. waaw mais d'accord la capitale on parle région parisienne ah. région parisienne ngay dégg da ngay dégg mais Sénégal c'est-à-dire ngay dégg ñu ne région Dakar waa day mel ne xanaa danañ wax région de Cap-Vert mais su ñu nee région de Cap-Vert sax l'activité dañ ko concentré fii ci biir Dakar. Dakar gii ñu wër fi la hôpitaux yi nekk fa la lépp nekk fa la lépp nekk même boo demee Tëngéej sax day mel ne bokkul ci bokkul ci Sénégal li Tëngéej di dund loolu la Kaolack di dund. man damaa yaakaar ne ñun d'une moment ne que les chambres yi tubaab yi ñoo ko créé 1870. bu ñu demee ba mu demee ba mu yàgg muy Dakar ak Gorée ñu toog ba mu yàgg 1911 ñu dem def Kaolack benn. 1914 ñu def Ziguinchor. kon loolu lañ waroon a yaatal tey jii buñ créé benn région à part gouvernance deuxième chambre de commerce moo fay tegu kon nag man li ma bëggoon mooy muy ministre bi muy gouvernement bi ñu bañ a seetaan mbir mii. mbir mii kenn xamul fu mu jëm ndax opérateur économique yi bu ñu xamee ne dañuy jël seen alal di ko dépenser muy xaalis boo xam ne nii ci port lay jóge ak buy jóge COSEC ci loolu tamit su may wax toujours dañuy wax ne. en tout cas li ma la mën a wax mooy les 2 directeurs généraux port de Dakar ak COSEC ñu am esprit d'ouverture dañ xam nañ li may wax bu baax ndax ñoom seen intérêt mooy Sénégal seen intérêt du fii mais dafa am ci seen gannaaw opérateur économique yi nga xam ne ñoo fa toog donc toog fa rek na duñ fa jógee. ah waaye lu tax loolu mais xanaa ñoom dañ leen ku leen mandaté
état bi xam nga loi bi dafa wax ne. ay mandat la. mandat yi dañ koo defoon 1900 xaw ma lan 2001 mais xam nga booba kenn toppatoowul dara mais ñooñu ba léegi ñoo fa nekk mënuñ fa nanguñ fa jóge moom laa leen di wax ma ne. mais loolu kon problème d'intérêt la léegi bu fekkee dégg naa la. mais problème intérêt xam nga lu tax dañoo amul liggéey amuñ dara. toog fa rek di ko tukkee di ci jël salaire di ci def nangam loolu rek lañ def. d'accord ma fàttali mbokk yi ba léegi ñu ngi ci janoo bi ak Serigne Mboup nekk opérateur économique mën nañu ko duppee loolu nekk itam koo xam ni ki wàllu commerce kenn du ko jàngal mu jiite bërëb bi di CCBM mais Serigne yow man Sénégal mëne su laa génnee ci opérateur économique yi. mën naa wax sax xam naa bëggoo dégg baat boobu mais patronat sax xaw na la ci mën a dugal mais damaa gis yow mbiru patronat moom gis même sax ab Macky Sall mais dem xam naa man say mbir dafa mel daal yaa ñoom daal. bon xëy na sax sequ leen benn problème bu spécial mais patronat bi daal bi ñuy dem yóbbu wunu la xam nga sax bu la waxoon kaa ñu dem danga demam déet te it defe naa ni foofu ay industriel la fa dem waxtaan et cetera war ngaa nekk au courant mbaa boog bala ñoo dem nga am ci sa grain de sel mbaa boog nangam mais patronat bi daal daa mel ne seen diggante daa am aw dikk li gars yi naan aw dikk. non patronat bi ma xam nga sama société yi xam nga société ak sëriñ boobu da nga koy wute man sama société yi. soo demee espace auto ma nga bokk CNP. CCBM am na ay temps mi ngi bokk maa ngi CNP maa ngi cotisé parce que dañoo bokk ci organisation boo xam ne ci CNP la bokk. CCBM am na parti boo xam ne nii bokkoon na CNES. INACO moom comme li ma la wax ñun ci liñ juddoo. dëgg mais xam nga bokk ci dara ak bokk ci combine bi dafa bokk. combine. waaw. patronat bi am na combine. waaw mais loolu jërëjëf wax Maodo. Maodo xam nga yow loo ci wax kenn du ko weddi ndax yaa ma gën a xam. Maodo gis nga ñii nelaw sax ña bokk seen biir xam nañ ne mbiru patronat soo gisee tey du man rek entreprise yu mag yépp kenn gisul sa bopp ci patronat entreprise yu ndaw yi informel bi yépp kenn gisul seen bopp ci organisation yi parce que day am ñu fay toog rek loolu damaa yaakaar su may toog fii di ko wax rek su yàggee ñu ne sëriñ wax ji daal loolu di wax naa ko ba noppi damaa bëgg suñ demee ci émission bi tuuti rek nga may ma. ñu wax avenir. ñu wax fan lañ jëm. parce que toog fii di critiquer rek amul solo man wax naa la li xew chambre de commerce. voilà waaw kay man kay loolu laa bëgg parce que tamit soo jëlee émission bi rek xam nga ñun chambre de commerce. kay waaw fi ñu jëm. waaw gendarmerie ngeen jëm wala yoon wala police. déedéet wax naa la li ma la wax nee naa la. yëf yaa ngi ci loxo yoon. waaw xam nga yëf yi dafa am man daanaka yëf yi yóbbooguma benn yoon dafa am ay nit yu yóbbu yoon. porte plainte. dafa am ñoo xam ne nii naa la ko wax ñetti porte plainte moo fa nekk wala ñeenti plainte. waaw bu njëkk. mooy ki nga xam ne nii daf ne élection yi jaarul yoon. waaw. gis nga foofu loi bi. daf ko dëgëral xam kan moo koy àtte. cour d'appel te du ko àtte par chambre assemblée générale la koy sax 53 magistrats ñooy toog xam nga kon kooku. neex naa muñ xam nga yeneen chambre yi dañ naan 5 magistrats mais bii ki koy àtte 53 magistrats ñooy toog pour àtte loolu àtte bañ àtte woon ne élection yi baaxul 53 magistrats toog ba bind ko ne baaxul mën na ni kii ba baaxul ne élection yi baaxul beneen bi mooy ñoom bi ñuy bëgg a def élection yi te man dañ maa indil woon ci erreur boobu dañ leen dafa am ku leen bind ci président ba fa nekkoon ne waruñu mën a def élection yi ndax ndegam annulé nañ lu mat 5 sections assemblée bi matul. ñu bind leen loolu léegi nag ñoom ñu bindaat beneen lettre ne problème boobu de amoon na waaye président de la république moo ko réglé waa jooju daal di leen porte plainte citation directe mooy ne dañoo naral président de la république. ndax président de la république mënul régler problème bu justice tranché maintenant président woote woon na ci réunion pour waxtaan. waaye ñoom tamit dañooy manque galanterie foofu mënuñu bind benn kayit di dugal président de la république. naan président de la république moo àtte lu justice àtte ba noppi. président de la république man ci ni ma ko xamee da doon conseiller pour jàmm am voilà et je pense que ba léegi ministre bu jaaroon ci tànk yooyu mën naa am jàmm am. waaw léegi. fu ngeen jëm. léegi non foofu moom mi ngi ci ñun bàyyi nañ ci yoon ñun kay soo ma laajee fu ñu jëm. waaw léegi xam nga ñun fu ñu jëm. ñun dañoo am benn programme bu leer. boo xam ni président yëpp d'accord nañ ci mooy dañoo bëgg a def li ñuy tuddee la maison de l'entreprise.
ah bon mooy kër goo xam ne nii boo fa duggee da nga fa fekk nga ñëw rek taxaw ne damaa bëgg a def activité économique ñu taxaw créer la sa entreprise dem liggéeyanteel la ci impôt ba mu teg la li ngay àttan. lu dañ lay créer rek bàyyi len loo bëgg a def nga naa bëgg ubbi boutique foo ko bëggee nga ne HLM ñu jox la ay tiwo damaa bëgg jënd marchandise ñu jox la ay tiwo mooy jàppale teete damaa bëgg financement ñu jox la ay tiwo fooy jaar damaa bëgg transformation ñu jox la ay tiwo damaa bëgg jënd oto damay nekk transporteur ñu jox la ay tiwo ñun foofu lañ xam ne coow li jaratu ko foofu lañ jëm depuis loolu dañ naan su réforme yi ñëwee ñu def ko mais toog nañ ba yaakaar ne gars yi dañuy tardeel man loolu laa wax président yëpp nañ bàyyi affaire bi mu dox mais ñu liggéey sinon dañuy toog fii di wax rek man foofu laa nekk sama objectif en 2020 2021 ba élection di am ñaan yàlla léegi élection am ndax loolu daf ñu gën koo yàkkamti su élection amee ñu def loolu ñu xool li nga doon wax léegi ma tontu la ci pour dem tukki xam nga les pays développés soo amee carnet d'adresse soxlawoo ànd ak président de la république soxlawoo. ah bon loo koy dee man pour ma dem Allemagne gis waa Volkswagen soxlawoo ma ànd ak président de la république par contre su président de la république doon dem Mali bu doon dem Congo soxla naa ko sama carnet d'adresse pour mu dem ma boole ma ak ñooñu ma man leen a jaay samay produits. ci sous-région bi. waaw baax ndax foofu am naa fa capacité waaye man mënumaa jaay auto France. déedéet. mënumaa jaay télévision France du dëgg kon damaa jàpp ne patronat bi au lieu que ñuy wax président li ñu bëgg président xalaatam rek lay jël ne leen kaay leen ñu dem France kaay leen ñu dem Dubaï kaay leen ñu dem nanga mais foofu man dama gis ne jaru ko am ay moyens am sa nangam am sa carnet d'adresse foofu boo demee. yow liggéeyal sa bopp. da nga ko liggéey jëndi marchandise. waaw. gerte présenté kenn parce que boo demee kay jënd moo lay gàttanu xam nga lan moo metti mooy jaay dégg nga kon dama yaakaar ne ñun dañoo war a xalaataat suñ gis-gis ci nan lañuy ànd ak président ndax roi du Maroc sax buy ñëw Sénégal jëlul ay marocain di leen yóbbu États-Unis de mosoo ko dégg de. ba déet amul. jëlul ay marocain di leen yóbbu France de parce que xam na ne defuñ fa dara waaye fan la leen jën mooy leen fi indi Afrique. bu dikkee boole leen ak seen autorités yi ñoom ñu mën fee ñëw investir fi investissement yooyu yañ fi def sax dañuy yàqal ndax ñoom xam na ne bu ñëwalee seen bopp duñ ko mën a def. waaye di fait que ànd nañu ak seen roi mu ñëw boole leen ak président ñi boole leen nit ñi dana yomb. ok kon ñun dañoo jàdd yoon wi waaye loolu lépp du faute autorité yi ndax chambre de commerce ak patronat liñ ko taxawal mooy ngay xalaatal gouvernement. nga di ko xalaatal. di ko wax ne ko lii moo gën lii moo gën lii moo gën gis nga ñoom ñëpp ñu ciy dem xam nga lu ñu fay wuti. mën naa laa waatal ne tey jii ndegam mënuñoo gis président fii bokk ak moom avion wala dem ci hôtel bi rek gis ko loolu rek leen fa yóbbu. ah bon. loolu rek leen fa yóbbu. mais loolu ay deal la loolu ay affaire la. ah waaw mais en tout cas daal li ma xam ñi ci bari di xëccoo voyage su président mën a toog ak président wax seen wax te gis nga affaire bi mënoon naa yomb. gis nga chambre yi buñ ko faydaaloon. ah justement man booy sama problème parce que. buñ ko faydaaloon. oui. président ci boppam wax na ne. est-ce que yaakaaroon am na manque d'organisation parce que li nga révélé léegi ne am na ñoo xam ni nga ca port ba toog ay diggante COSEG ak port kenn mënu leen faa jëlee mais loolu te ay coppare rek moo leen fa bàyyi loolu mën naa yàq chaîne bi day am. moo ko yàq sax daf ko yàq ba pourrir ko. ah bon waaw daf ko yàq ba pourrir ko léegi nag li may wax opérateur économique gouvernement di leen ko xeexal ñoom ñoo ko mën a xeexal seen bopp. ah bon waaw ñoo ko mën a xeexal seen bopp xam nga gouvernement moom du àtte ay kii ay xeexal rek lay àtte. wala xulul voilà léegi nag mënoo ne ay niw xam nga ne la nga dégg ku naan waaw lu ma kenn doon wax naan ma xaw ma lan ma ne ko daal xam nga lan moo am ñoom ñoo am fayda ñun ñu ñàkk fayda. parce que ñu déedéet. mooy ñiy tuddewoo patronat te goruñ gontuñ. xam déedéet xam nga dafa am ñu. ay wolof nga wax de ñiy tuddewoo nga wax de. waaw xam nga ñi koy tuddewoo xam nga patronat. yow mii sax fii Baye Omar Gueye patronat la. bien sûr patronat mooy kuy embaucher ay nit. soo nee patronat rek nit ñi dañuy jël 4 personnes ci Sénégal teg du loolu patronat tur la comme nga ne nit. wala nga ne citoyen
kon léegi li ñu war a wax mooy organisation professionnelle lañ war a wax. oui kenn waru tudd de patronat organisation professionnelle mooy tur bi booy dem di wut autorisation ministère de kii la ministère de l'intérieur organisation patronat organisation professionnelle ngay wax organisation professionnelle ngay wax. moo am ci suñuy texte. mais patronat moom lañ ko kii nii rek. dañ ko jël rek teg waaw léegi nag man li ma gis rek mooy comme li ma la wax ñun ñu toog. liggéey bu ñu sañoon nag lii may wax lu dëggula ci man gouvernement bi toog xool texte yi xool li kenn ku ne yeloo mu def ko loolu mooy sagu Sénégal ndax man waxuma ne texte yi baaxul nañ xool li nekk ci texte yi ñu def ko loolu laa wax de. ñu appliqué ko. waaw man waxuma ne texte yi baaxul xam nga texte yi baaxul ak li nekk ci texte yi nañ ko appliqué dañu wuute nañ appliqué li ci texte yi. suñ ko appliqué wul xam nga lan mooy am. procédure tribunal rek fekk 5 ans 10 ans mën naa bañ a pare te baaxul ci gouvernement bi. non man li ma xam nga man Serigne da nga wax ñaari wax yoon dama ko bàyyi xel autorité ministère du commerce ministère bi am na ku fa nekk muy ministre bi ci boppam man je me demande nan la mën a prononcé woo ci dossier bu nekk ca justice ba ñu pendant wàccagul ba noppi ña fa toog a kës néew nga jox leen légalité man daal. nee naa la ñàkk xam. ñàkk xam man jàpp ma ne waaw xam nga alxuraan soo jàngee alxuraan la alxuraan ba muy wax yonent bi ne ko fas alu ahla dikri in kuntum laa ta'lamuuna mooy na ngay laaj boroom xam-xam yi boo xamul xam nga yonent bi kenn ëpp ko xam-xam waaye bu ko yàlla nee dee laaj te yonent bi da daan am benn affaire moo Omar ibn Khattab moo Ousmane moo woon nangam ñu discuter ko kon je pense que xam nga tey boo nee am ministre na laaj wala nga ne président na laaj nit ñi dañuy jàpp ne way moom warulaa laaj ndax xam na déedéet lii compétence doomu aadama mooy nga laaj te xam nga ci foofu sax dama ci wax loo xam ne lu leer la xam nga ministère du commerce dafa am solo ci réew. bien sûr waaw Ndiaye kay mooy compétence ko war a yor. waaw crédibilité moo ko war a yor expérience moo ko yor parce que du lu ñuy fooye mosoo dégg fenn ci àdduna ne ñu naan la santé mondiale. politique santé ku ne sa politique santé gis nga garab ba OMC ba kii laa ba kii laa organisation mondiale de la santé approuvé bu dikkoon Sénégal dañ koy xoolaat waaye am na lenn loo xam ne àdduna bépp ñu ngi ciy discuter muy organisation mondiale du commerce. mooy nen lañ ma ne loolu dafa xaw a libre am na garab yoo xam ne boo demee France ña ngi ko fay jaay am na garab yoo xam ne nii duñ ko jaay Sénégal mais commerce bi ñëpp d'accord nañ ne ci loolu nag ca temps yonent bi ba léegi. ñëpp xam nañ ne l'islam sax fu mu àgg commerce moo ko fa yóbbu waaw l'islam dafa déplacé wu ak commerce dégg nga mooy cosaan bi waaw kay voilà fu l'islam dugg rek bu demee nga gis l'islam nga dem ba fekk ko Indonésie commerce moo ko fa yóbbu bu l'islam ñëwee Nigéria commerce moo ko indi bu ñëwee Sénégal commerce moo ko fa indi kon dama jàpp ne ministère boobu dafa am importance te dama la jox exemple boo demee France est-ce que xam nga ne France amul ministre du commerce. amuñu ko déedéet xoolal ma ministère français amul xam nga lu tax dañoo créé ministre de l'économie wàccee prérogative commerce chambre de commerce ndax loo xam-xam dem ma dem ba gën laa xam boppam. parce que ñoo fa nekk. waaw amul ministre de formation professionnelle parce que formation professionnelle duñ liggéey état ENAM lay téye mais mën naa am nag ay direction formation professionnelle ay haute autorité boo xam ne ni da koy jàppale ay agence yuy jàppale mais lu jëm ci yooyu dañ ko waroon a bàyyee corporation bi suñ bàyyi woon tey journalistes yi ne leen créer leen jox leen ay moyens nan mooy déontologie journaliste lan mooy tax autorisation sax pour nga am rajo sax doo dem ay fonctionnaire jox ko da nga koy jox mu am journalistes yi ñooy toogal seen bopp ne yow war nga am waru am te foofu am démocratie bu baax mooy bu élection jotee ñu teg ñëpp ñi nga xam ne am nañ carte yëpp ñu voté ña fay nekk danañ rendre lu baax wala ñu jëlee leen. bien sûr loolu sax ñu waaw gis nga boo demee réew yu développé sax États-Unis est-ce que xam nga ne procureur dañ koy wote. oui xam nga loolu. waaw parce que il est élu comme le maire. oui parce que kan la fi nekkal askan wi la fi nekkal dégg nga. kon man dama jàpp ne commerce bii ñu ko jëloon toppatoo ko doxal ko l'état mi ngi sonn ci lu bari te waru cee sonn en tout cas réew yi nga xam ne nii dañoo jël seen chambre de commerce dooleel ko
état sonnul ci réglementation commerciale. boo amee négociation commerciale sax yu mag international chambre de commerce la ñuy jox mu def ko ndax réglementation yi nga xam ne mooy chambre de commerce boo dégg ñu naan la lettre de crédit di la wax naan la ay moyens de paiement ay seen lépp c'est la chambre de commerce internationale moo koy déterminer. état yi doo ko appliquer. mais Serigne dinaa laaj benn laaj parce que man am na sa diggante ak Ablaye Sow loo xam ne en tant que journaliste dinaa la ko laaj parce que la ñurugoon la puusoon ba nga jàppale ji Ablaye Sow teg ko fa ngir mu doxal selon les textes intérêt général ñëpp dem loola tey di dem ba mu yàgg loola wëlbatiku mel na jaan di ñëwaat matt la ba Ablaye Sow léegi mun na non dama bëgg wax mooy yow lu la puusoon ci loolu kon jàpp non mattuma xam nga lan la est-ce que meloo woon pour teg fa Ablaye Sow wala da ngaa xeex say bokk wala nga déedéet xam nga 2016 man bi ma nee damay wut chambre de commerce Dakar Ablaye Sow dafa ñëw di ma jàppale. nekk sa ginnaaw. waaw ah d'accord. moo doon dem di wuti section agricole. oui moom moo nekkoon tey bu ma nekkoon président chambre de commerce Dakar mooy nekk sama président de section dafa àndoon ak man ànd ak man ñetti at. ñuy dem leen di dikkante di wax di diisonte moom xam na li may wax xam naa baax bi ñu demee ba nga xam ne nii keneen war na jël chambre de commerce te kooku war ko jël. man xam naa ne kooku bu ko jëlee lam nar a yàq moo ëpp. déet waay waaw ndax. wala lobby la woon. non lam nar a yàq xam nga lu tax soo gisee parti politique bu désorganisé. mënoo ko dénk état. waaw c'est possible ouais. boobu nag dañu jàpp ne patronat bi ak ña ca nekk yëpp dañoo désorganisé ñoom ñu tànn seen candidat ma ne candidat bii baaxul waaye man wotewuma man dama doon convaincre nit ñi rek di wax ak ñoom. dégg nga kon nag man bu ma demee tey ba koo ko toog dem lam doon bañ mu dem àndaat ak ñoom man danaa setal sama der mooy leen ñi nga xam ne nii kenn ku ne ba ma lay wax danga ma doon wax ne xawma kii ma ne la booteeloo ko man nga woteel jàppal ci man danaa yëkkati coow li ba ñëpp xam ne fii mu jëm ànduma ci xam nga luy tax ëllëg dama leen di soxlawaat su ma leen soxlawaatee ñu ne waaw kat yow yaa fi tegoon yow yaa ñu waxoon xam nga teg waa ji sax man moo boobu dafa diis teguma fi yow yaa ñu doon waxal yaa doon wax waa ji bañ. gannaaw yàlla kër waaw non xam nga xam nga damay wax lii dëgg rek man bëgguma utiliser ne maa ko fi teg loolu dafa diis waaye dama ne la. waaye Serigne jàpp nga ci nag. waaw ma weddiwu ma ko moom xam na ko weddiwu ko ñëpp xam nañ ko waaye li mu wax ne après moom moo tax ma noonu ma ko sax waxul dëgg kooku man je vous le dis loolu. ah bon man lu may xëccoo ñett yooyu est-ce que gis nga ku ma xam dana ne man danaa xëccoo naan maa lay nomeel diw man sama société yi sax xanaa à part directeur général moo koy recruter BM mii moo may defar recrutement Bordeaux bi nekk fi moo may defar recrutement am naa ay mbokk jëluma samay mbokk rek teg fa damay jël ko compétent ndax alxuraan moo nañu wala tu'tu sufahaa amwaalakum ne confiez pas à vos biens à des personnes incompétentes mooy bu leen dénk seen alal ñoo xam ne nii amuñ compétent kon nit man loolu kon mënuma ko wax mukk xalaatuma ko ne ko jëlal nit ndax loolu da ngay lor doomu aadama da nga koy lor gis nga samay mbokk sax danañ ñëw léeg-léeg ma am sama société nangam ñu ne ma damaa bëgg nga jël ma fii ma dem ba jël leen fa mais xam nga lu ma la njëkk a wax li la fi indi man la waaye li la fiy jële du man de li la fiy toogloo tamit du man li la fiy jële mooy kii nee naa ko bis bu amul satisfaire ci yow bu lay dàq bu ma tàggu li la fiy toogloon tamit yaa koy def ak moom parce que man mënu ma fi nekk di arranger problème ndax moom bu ma kontaan ci moom dama ko fiy jëlee kon liñ lay wax naan dama ko wax lii dama ko wax leen loolu lépp billaahi wallaahi amul. d'accord amul ay sos la rek. ay sos la yoo xam ne nii sos si jógul fenn je n'impose lenn moom wax naa ko ne ko loolu mënut a nekk mooy xaalis bi nga xam ne nii ñëpp ko bokk poste conseil d'administration yi nga xam ne moo nekk COSEC ak port moo ko Dakar kii union moo ko boobu loolu moom wax naa ko. mu leer nañ. loolu moom bu nee loolu lañ jotee d'accord naa ñu. mais ba nga ko waxee bu dee lu mu ca teg ba nga ko waxee. accepté wala wiri wala. waaw mais xam nga am na waxtaan yoo xam ne mënoo leeral lépp fii amuñ ci déggoo daal laa la mën a wax. jubóowu leen ci loolu. waaw bañ ci amul déggoo ci ay waxtaan bind naa ko lettre jox ko. ok na mu ko gisee. lettre ba de ci fin wu lettre ba. li ma ci wax mën naa la ko wax. ne ko su ma sañoon ñu gisee boo xam ne waxuma ma ak moom de avec tous les présidents. ngeen toog ñu toog pour éviter un contentieux administratif mooy ñu ànd ci
ci ministre bi mooy contentieux administratif mooy dem ci ñuy xuloo ci kanam ministre bi wala judiciaire xam nga li ma la bëgg a wax. ñaar yi rek moo sës. waaw parce que ñun ñaar bu ñu waxtaanoon ba déggoo. kon lii du am. du am. ok suñu waxtaanoon ba déggoo suñu demee ci ministre bi mën a tranché mën naa am duñ àgg fii waaye nag fi ñuy bëgg a àgg mooy tribunal yóbbooguma ko fa nag ndax biñ mujjee dajee bii passé ministre bi dafa wax ne danañu woo ñu daje mais ni ma gisee wax ji mooy Dakar moo bëggut a toog ndax xam nga ni tamit bët bu rusul toj. yow kon bu amul jubóo après ministre bi seet naa ko dama ne la bët bu rusul toj li ma jàpp. ñi ma wut a toog dama xool les yeux dans les yeux di ma wax. am loolu laa jàpp way parce que ba ma nee nañ gisee dama wax ministre bi ne ko jaru ko liiral texte yi rek nga wax li ci nekk moo gën a gaaw mu ne ma non 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 xam nga affaire yi nangam nañ gisee ma ne ko d'accord ñu ne nañ gisee jeudi ma wax ñu ne reporte nañ ko ma bàyyi li may def vendredi waroon na maa fekk Kaolack ñu ne ma reporté ko ma après nag ma bind leen ne leen ma bind SMS rab ma ko de ne ko y a une légèreté dans vos services. nga bind ko ministère bi laa ko wax légèreté dans vos services parce que mënu leen mën a convoquer président chambre de commerce Dakar convoquer ma ñëw ñu toog di wax yéen capable leen pour def ko kon ça veut dire y a une légèreté loolu mën naa ko wax. waaw am nga ci droit mais lu ñuy xaar mooy problème bi parce que li mooy régler problème bi sinon yéen ci tribunaux yi. du intérêt du sama intérêt du intérêt république je pense que lii dafa war a am loo xam ni bu amee problème. c'est terrible. xoolal man de d'accord naa ñu jël benn jury arbitrage ñu jox leen documents yi. ñu xool texte yi. ñu xool texte yi bu ñu xëyee texte bi ne Serigne Mboup yow fi nga war a yem ñu xool texte yi ne kii fi nga war a yem jàmm na ñooy wala ministère bu bëggee ne texte yi baaxul moom na dem ci président mu changé texte yi su bindee texte yi changé ko kon ñun ñu xam li ñuy def loolu kay bu bineen suba sax ne tas na chambre de commerce ñun amuñ ci problème parce que ñun ñoom la ñuy liggéeyal fayuñ ma salaire man amuñ ñaar fukk. ok waaw amuñ ñaar fukk. te bëgg rek application texte yi rek nga bëgg mu dox. mais su ma ko deful. oui kon liñ ma dénk matuma ko. waaw comme yaay président union bi. waaw. te moom reconnaître na ne yaay président union bi. mais te union bi moo war a nekk ci kaw benn chambre de commerce normal. jërul mu koy reconnaître jërul man may reconnaître mooy président xam nga lan mooy reconnaître mooy texte yi moo ñu reconnaître ay reconnaître amu ci xam nga tey président de la république ku neex nga ne Macky du sama président waaye constitution bi nee na mooy président. waaw kenn mënu ci dara. kenn mënu ci dara kon ay reconnaître naa la ak reconnaître dafa am nag ñeneen ñoo xam ne ñoo contesté waxuma la ne reconnaître dañoo contesté te loolu sax loi bi daf ko yomb recours la wax waxul plainte sax recours mooy. genre appel quoi ngay def. waaw non danga naan lii ni ñu ko doxalee baaxul nañ ko xoolaat tribunal sax du wax ne bii baaxul bee moo baax danaan baaxul nañ ko defaat loolu rek la ci tribunal mën a wax xam nga bu fekkee yow nee nga ma mooy àtte boo xam naan la lii ni ñu ko defee baaxul nañ ko defaat. waaw xam naa bu baax la. waaw loolu la tribunal di wax dans cette affaire tribunal buy àtte ci kële li muy contesté kon man bu ma toogoon fenn sax ñu ne ma sa élection baaxul soo déggee recours dama ci ànd. bu tey doon démb da nga jàppale Ablaye Sow. ba tey bu doon dem. billaahi ma jàppale ko. non xam nga lu tax. non Serigne nag yaa ngi bëgg. waaw xaaral ma xam nga wallaahi laa la wax xam nga lu tax. su ma bàyyi woon la naroon a am moo gën a yées ci ma. la naroon a am moo gën a war a gën a. moo gën a yées ndax man bi ma koy jàppale ñi ko àndal tey dikk ne ma ne la yaa ngi koy jàppale waaye da nga ko réccu ay mbokki bopp ma wax nañ ma ko ma wax ko moom ne ko diw ak diw nee na danaa ko réccu. maanaam da lay war rek ci waxin. waaw wax naa ko te ne boobu nekkagul président nee naa ko diw ak diw te ay kenn ki mbokkam la kenn ki ñii ko jàpp tey ñii ko tey di ko jàppale di ko dugal ci affaire wax nañ ma ne dañ lay war gis nga ministère ci boppam am na service ministériel boo xam ne fa mu njëkk xuloog man kaw la xam nga lu ma wax ma ñëw mu ne ma noo mën a jëlee jaaykatu këriñ di ko teg président chambre de commerce ma ne ko bul waxati loolu si il est élu te ki may wax su ko déggee dana xam ne xuloo naa ci ak moom loolu ndax nee naa ko nit buñ ko falee mënatoo wax jaaykatu këriñ de mën na wax jaaykatu mat la jaaykatu këriñ ak jaaykatu oto jaaykatu avion yem tant que fal nañ la nga nekk fa te nga mën a doxalal man li ko nit ñi di wax man defuma ko muy problème ci loolu na xool texte yi xool li loi bi wax sàmm alalu chambre de commerce yi jaarale ko ci yoon jamono ñoo yi sëriñ looy tëjee wax ko Sénégal yëpp mu jeex looy tëjee alkalam maaka kaddu kanko parce que loo ko bëtul la ci teg looy def ñaana te mun maa jàngi texte yi ba topp non texte yi gis nga loo ci bëgg a xam waa ji dañ ne looy laaj ko monsieur Google bu la neexee ku bëgg xam li may wax dugal chambre de commerce nga ne texte chambre de commerce décret union boo ko tiiree dana la wax lépp maa ngi ñaan yàlla wàcc xéewal amiin ak jàmm
ak lii nga xam ne nii ñun opérateur économique yëpp ñoo ko bokk. yàlla def jàmm sax fi ndax chambre de commerce bari na coow. te coow li jaru ko li jar mooy ñu liggéey man de tey dañ ma fiy teg ma mën a assumer sama responsabilité ndax alxuraan dañ ne wa kullukum raa'in wa kullukum mas'uulun an ra'iyyatihi suñ la joxee lii may def tey ma yor ko man wóor na ma ne yowmal xiyaam danañ ma ci isaab. d'accord waaw kon nag moo tax ma da ci mu jaral ma lu ne xam na nag koo xam ne maa ko tane dégg naa benn waaye bi ñuy wax naan maa ko kii dem mu wax lu neex lu reer nee na bàyyil jullee wóor moo ko gënal bàyyil xeex chambre de commerce kooku nag na nga ko invité bi daan yaay woon la tudd. ak seen yow. nee na invité ko di ma nee na bàyyi jullee wóor moo ko gënal bàyyi xeex bàyyi chambre de commerce. waaye sëñ bi kooku moom fa mu ko teg kawe na. waaw non dafa bëgg a wax rek li yonent bi waxoon la wadaw sama. waaw d'accord. waaw loolu la bëgg a wax waxin la rek. waaye sama ak weer sama du tax li ma jàpp mbàyyi. waaw kay waaw loolu waxin la rek. comprendre naa fi muy wax quoi parce que yonent bi la ko yàlla yónni woon dafa ne bu fekkoonte ne wàccee nañu weer wi. teg ko fii tout ma dellu ginnaaw. ma dellu ginnaaw kay loolu xadis la. voilà mbokk yi kon foofu la ñuy daal di taxawani sëriñ boobu ñu ngi lay sant bu baax a baax di la gërëm beneen dimanche incha allah daañu di kat ci beneen gan wasalaam jërë ngeen jëf.